asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi rawatina auditeur GMS nuyuwaat naa leen bu baax a baax ci seen biir émission santé pour tous tey nag ñoo ngi fii ci district sanitaire bu Ziguinchor dalal nag médecin chef bi di docteur Jean-Jacques Malomar tey nag dañuy waxtaanee li nga xamante ne moo di situation paludisme ca diwaanu Ziguinchor jógee nañu 2019 ñu daal di dem 2020 c'est l'occasion pour ñin ñu daal di xoolaat paludisme naka la tëddee ci diwaanu Ziguinchor ci atum 2019 moo tax tey ñu dalal suñu médecin chef bi docteur Malomar docteur ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci biir émission santé pour tous. maa ngi lay fay madame Bey nga may ma nuyu d'abord seeni téléspectateurs nuyu aussi région médicale Ziguinchor mi nga xamante nekk moom lañ fi taxawal ci gannaaw district sanitaire Ziguinchor mais aussi vraiment remercier leen ci initiative bi ngeen jël pour ñu def tey bilan wu palu bu 2019. Voilà docteur ñu ngi lay jaajëfal di rafetlu tam sa teewaay ci plateau bi laata ñuy ñëw d'abord ci situation palu bi maanaam palu bi nu mu tëddee woon ci Ziguinchor ci atum 2019 ñu def un petit rappel ñëwaat tuuti ci paludisme lan mooy paludisme. alors paludisme su ñu waree dellu ci ay kàddu yi nga xam ne ñoo gën a simple ci palu dañuy wax rek ne feebar bi nga xamante ne que benn parasite moo koy def ci doomu aadama parasite boobu ñu koy woowee plasmodium parasite boobu nag pour mu dugg ci yaramu doomu aadama il faut que li nga xamante ne que mooy moustique ci tubaab donc ñu koy yoo ci wolof donc moo koy mat donc mat yoo mooy andi palu waaye du n'importe quel yoo bi joxe palu ñu ngi koy woowee anophèle te nekkul tam bépp anophèle mooy joxe paludisme anophèle bi joxe paludisme mooy anophèle femelle ba waaw. anophèle femelle moom mooy joxe li nga xamante ne moo di sibiru tey bu ñu ñëwee ci mode de transmission yi maanaam wàllante bi naka lay demee ndax ñu bëri dañoo jàpp ne ku am palu boo fanaanee ak moom rek dalay wàll yow en tant que nga xamante ne sa xam-xam màcc na ci li ñu mel wàllante bi naka lay demee. alors ci mbirum wàllante bi am na ñaari pàcc bu njëkk ba biñ ci gën a xam mooy mat yoo c'est-à-dire yoo bi bu demee di def jël repaawam maanaam lekk xam nga moom deret lay dundee donc bu demee di piqué ki nga xamante nekk dafa am fee doomu jàngoro palu bi dafay jëlaale li nga xamante nekk mooy plasmodium bi donc bu ko jëlee ci repas boobu noonu le temps que muy xiif digérer deret boobu noonu dem pour piquer keneen beneen doomu aadama bi nekk ci bi à peu près même environnement bi donc daf koy injecté waale li nga xamante nekk mooy doomu jàngoro yooyu noonu mais yooyu ci parce que ci glande salivaire yi lay nekk maanaam fu tuflit yi di jaar ci doomu aadama donc boobu mooy premier mécanisme de transmission bi nga xamante nekk xam nañ ko waaye beneen ba nag ci jigéen yi nga xamante ne que jigéen yu warul yi nga xam ne dañu yor ëmb donc c'est possible dans de rares cas ñooñu noonu buñ leen aarul buñ leen toppatoorul ñu wàll seen doom feebar bi mais yooyu ay cas yi nga xam ne yu rare la itamit. kon mun nañu ne nit ak nit mun na maanaam wàllante bi mun na jógee ci nit ak nit. ci nit ak nit fiñ ko mën a concevoir mooy ci yaay ak doom nga xamante ne que ëmb la d'accord mën nañ ko concevoir foofu mais entre nit ak nit pour feebar bi jógee ci kenn dem ca keneen que il faut que mu am moustique mooy maanaam yoo bi nga xam ne moo koy jëlee ci kenn ki door ko mën a jox morom. cause yi tey mun nañu ne yoo bi moom moo koy joxe wala am na yeneen cause yi nga xamante ne mën na ko indi wala mën na favoriser li nga xamante ne moom moo di sibiru.
loolu mën nañ ko peut-être développer ci conditions favorisantes yi parce que amul d'ailleurs leneen lu dul yoo de façon spécifique bi nga xam ne moom mooy responsable transmission wu doomu jàngoro bi il faudrait que ñu jàpp ne ñun dañu nekk ci environnement bi nga xam ne macha allah taw bi moom daf fi bëre. leneen luñ ci seetlu mooy système environnement bi nuñ ko defaree entretenir ko en termes d'assainissement des na te loolu dafay tax ci quartier Ziguinchor yi un peu partout dafay am ndox muy stagné et donc yoo dafa bëgg condition yooyu c'est-à-dire de temps en temps mu tàng et puis mu sedd am une période hivernale bi nga xam ne dafa gudd donc day permettre yooyu ñuy multiplier wu donc plus yooyu di bëre plus aussi ñuy nekk exposé mais nag wax naa ca njalbeen ba du n'importe quel yoo bi nga xam ne dafay joxe palu le plus souvent du def bruit bi nit ñi di dëgg souvent parce que nit ñi buñ toogee ci ngoon dëgg ay yoo seen nopp ñuy naan fii ñu naan lii de palu excès non d'habitude yoo buy joxe palu volume dafa silencieux du def bruit torop te aussi mat yoo buy joxe palu le plus souvent du ànd ak métit bu fort boobu yoo yi di joxe métit yooyu noonu souvent duñ joxe palu donc piqûre anophèle femelle bi dafay nekk li nga xamante ne que du engendrer douleur bi nga xam ne tax na ko perceptible bu baax donc bu ñu génnee ci facteurs yooyu yuy favoriser yooyu bëre yi am na ay éléments yi nga ay facteurs yi nga xam ne ci ñun mii la donc boo xoolee un peu ci environnement wu Ziguinchor nit ñi du ñuy teel a tëdd loolu muy lu doy waar bu ñu jëlee période hivernage bi nga xam ne ci la ndox mi di gën a bëre aussi le plus souvent day coïncider ak nawetaan nit ñi nekk stade ba ay heures yu doy waar ay 2 heures 4 heures du matin et ci heures yooyu noonu xam nga du ñu nekk ci sànke du ñu jël ay produits yu leen di protéger et cetera donc loolu dafay favoriser contact bi entre yooyu ak population yi et l'autre chose c'est que boo duggee ci kër yi le plus souvent soit nit ñi yoruñ sànke wala boog yor nañ sànke te duñ ci tëdd loolu muy beneen problème donc bu fekkente ne dëgg tey war nañu mën a citer causes yi de façon globale mooy am nañu environnement bi nga xam ne c'est favorable pour que moustique yi développé wu fii mais aussi ñun suñu comportement quelque part dafay favoriser survenue wu palu. yenn saa itam di nga dugg tam ci kër nga gis ay pot yi nga xamante ne waroon nañ ko sandi poti chocolat yi wala tam tomate yi dañ koy dajale ci waañ bi ba nga xamante ne de telle sorte que après moustique yi dañuy ñëw bëri foofu noonu. ay situation yu réel loolu dafa di li nga xam ne dañ koy am ci biir kër yi ngi surtout ci nawet bi nit ñi ñu teg barigo nga xam ne ça reste à ciel ouvert ba nawet bi jeex ñiy teg ay pot ainsi de suite bool yu màgget yu yàqu yi ainsi de suite et boo génnee sax ci environnement yi des fois culture mooy li nit ñi di béy ci quartier yi et tout ça donc très souvent taw yu buy taw ndox mi dafay taxaw ci culture yi et yooyu noonu ay milieux yi nga xamante ne aussi yooyu dañ koy bëgg pour mën a développer wu multiplier wu vous comprenez et bu ñu weesoo loolu aussi boo demee ci yenn environnement ay pono yu màgget nga fay fekk nga xam ne ci biir n'est-ce pas ndox mi daf fay taxaw et très souvent aussi yooyu dañ fay développer wu donc flaque d'eau yi aussi wax nañ ko yooyu tam dafay favoriser développement wu moustique yi. gannaaw causes yi ñu ñëw tuuti ci lu koy mandargal maanaam symptômes yi tey ndax am na ay signes yi nga xamante ne buñ ko gisee ci nit ki rek mun nañu ne kii kat palu moom moo ko jàpp. alors loolu question bu am solo la ndaxte maa ngi fàttaliku ba may jàng médecine jamono yooya ki ci yaramam tàng rek ñu ne dafa sibiru tey nag moom daanaka Sénégal dépassé na loolu jàpp nañ ne sibiru mooy lii nga xamante signe bi nga xamante ne mandarga bi nga xamante ne bu ko nit amee war nañu xalaat palu waaye pour ñu wax na palu la am déet foofu ñu def test
Sénégal ak ñi nga xam ne ñoom la ñu dénkaane xeexum sibiru muy programme national de lutte contre le palu bu nekk biir ministère de la santé góorgóorlu nañu ba teg ay test yi nga xamante ne tey foo dem fekk ko test yooyu nag dafa gratuit ci fukk ak juróomi simili war nga mën a xam résultat bi donc tant que test boobu noonu positiful mënuñu wax ne nit ki am na palu waaye saa yu nit ki amee yaram bu tàng dañ koy defal test bi ñu xool buñ demee nag ba gis yeneen mandarga muy ay mettitu bopp muy ay wocc muy ay frisson bon nit ki daay ne dafay liw vous comprenez et donc yooyu yëpp ay signes yi nga xamante ne que la mën na tax waa kër docteur njort ne palu la waaye toujours est-il que tey lii tax ñu ne palu la mooy test bi ma wax ñu koy wooyee TDR donc pour ñu gën a waaw vraiment pour ñu gën a nekk synthétique nañ jàpp ne saa yu ñu amee doomu aadama bi nga xam ne yaramam dafa tàng ñun dañuy njort ne sibiru la et pour mu leer dañuy def test palu bi bu test bi positifé ci la ñuy door a jàpp ne sibiru la mais bu test bi positiful dañuy continuer xool yeneen feebar yi nga xamante ne que ñoo bokk mandarga ak sibiru. tey bu ñu jëlee palu bi nga xamante ne traitement bi demeewul noonu fajuñu ko faj bu war wala tam nit ki toog na këram ba affaire bi dugg ko bu baax a baax tey conséquences yi tey lan la ko mën a jural. eh bien dëgg-dëgg palu tey dafa di feebar bi nga xamante ne bu demee ba yegg ci stade palu grave war na mën daay andi ay complications loolu moom lu leer la et ci ñun mi nekk kër docteur bu ñu yeggee ci stade boobu ñun dañuy jàpp ne dafa am fi ñu échoué donc vraiment tey bu ñu sañoon duñ doon am genre kaawu palu grave yooyu alors ren ji 2019 jot nañ ci am quand même quelques cas et le plus souvent nit ki buy ñëw dafay yegg si ci tableau bi nga xam ne dafa xaw a doy waar des fois lu mel ni mu perdre connaissance lu mel ni des fois mu dem ba coma ñeneen ñi ñu dem bay crise yooyu am na ay cas yuñ ci am et lu weesu loolu aussi des fois nit palu bi bu demee ba grave dafay dem ba jàpp poumon yi andi li nga xam ne ay œdème aigu du poumon jàpp rein yi n'est-ce pas et vraiment même foie bi war da koy jàpp le plus souvent bu tollee ci kaw palu grave et donc yeneen signes yi nga xam ne dañ koy xool aussi mooy souvent nit ki comme feebar bi doomu jàngoro bi dafay développé wu ci biir deretu nit ki mooy surtout kii yi nu mu tuddati hémas yi globules rouges yi ni muy multiplier woo di ko toj dafay créer anémie maanaam manqué deret et donc manqué deret boobu mun na dem ba sévère ba gën a aussi aggraver tableau bi nga xam ne mooy palu grave donc complications yi moom bëri nañu ñun bu ñu sañoon daal vraiment ñu bañ cee yegg. yenn saa yi da ngay gis nit ki tam day am palu grave mu dem ba affaire bi dugg ko mooy commencé di wax ay tour ñu naan non est-ce que du feebaru guddi wala tam nit guddi yi ñoom ñoo ko jàpp après de ce fait ñoom dañuy dem ci médecine traditionnelle bi est-ce que tamit loolu tam du andi complication affaire maanaam laal mbiru médecine traditionnelle bi la fekk balaa ñuy ñëw fii dafay fekk sonn nañu. xam nga ñun dañ toll ci stade bu nga xamante nekk dafa laajte ñu bañ a yaakaar ne ñun waa kër docteur rek ñoo war a yëngu ci santé wu population yi kii nga xam ne que am na palu mu wóor ni palu la bu demee bay délirer li ngay wax noonu loolu la ñuy wax ay délire quoi vous comprenez et donc loolu en principe dañ koy gérer facilement et lu ñuy ñaan aujourd'hui mooy bu nit ki demee ba yegg ci traitement traditionnel bu yeggee ñooñu noonu bu ñu gisee suñuy nawle yu baax lañu yu engagé lañu bu ñu gisee ne nit ki dafay délirer luñ leen di ñaan mooy ñu ne ko mu dem
ci këru docteur bi ko gën a jege parce que liñ ci jéem a moytu mooy di def ay limitations yi nga xam ne amu fi njëriñ li ñu soxla mooy ñu jël en charge maladie de façon globale di ñaan waa médecine traditionnelle saa yu ñu jotee cas yooyu noonu ñu envoyé ñu ko mais bu ñu yegsee chez nous vraiment dinañ leen toppatoo ci ay anam yu rafet te yu baax. jóge nañu 2019 ñu ñëw 2020 tey bu ñu doon xayma palu 2019 ci Ziguinchor naka la tëddee. vraiment sant si yàlla ndaxte maa ngi fàttaleku ba may yegg si département Ziguinchor fu palu tolloon ak léegi mën naa jàpp ne wàññi nañu incidence bi d'environ 2,5 pour 1000 c'est-à-dire ci ñaar téeméer doomu aadama yoo jël ñu ngi woon ci juróom yi nga xamante ne que dañ koy am. mais si 2019 bi ñu paree au 31 décembre ñu ngi toll ci environ juróomi doomu aadama ak li ci tegu donc loolu muy ay avancées yu remarquable parce que 2019 ba mu jeex ñu ngi am environ 1900 cas pour tout le département de Ziguinchor avec plus de 300 000 habitants. kon ça veut dire que mbir mi dafa wàññeeku. bu baax a baax soxna si. te it lan moo tax feebar bi mu wàññeeku ci atum 2019 bi ko yeneen at yi. man jàpp naa ne askan wi am nañ ci seen wàll def nañ ci seen i jéego mais aussi waa kër docteur def nañ ci seen jéego. vraiment. jumtukaayu xeex bi bëre woon na tey ci biir Ziguinchor ak foo jël ci gox-goxaanu Sénégal donc nguur gi def na ay test yi nga xam ne facilement foo nekk ak à n'importe quelle heure mën nañ la defal test pour leeral la ndax palu nga am déet. lu weesu loolu joxe nañ ay garab aussi garab yi nga xam ne c'est gratuit tey kenn du feebar dem di faju pour palu war a génnee xaalis ci poche garab yooyu noonu nguur gi tamit moo ko subventionné jox ko muy lu gratuit. leneen la mooy campagne yi ñu dee def campagne pour distribuer sànke ci gox-goxaan bu ñu defee campagne ren dañuy at bu ci topp automatiquement aussi dañuy joxe ay sànke yi nga xam ne dañ koy jaay moins cher subventionné ko nga xam ne poste de santé boo dem di nga ci mën a am sànke bi nga xam ne téeméer dong lañ koy jaay ute ak sànke yi ñuy jaay 5000 ak 10 000 ailleurs. lu weesu sànke yi am na yeneen jumtukaay yi nga xam ne aussi nguur gi teg na ko muy doom yu ñuy jox jigéen yi nga xam ne dañu wérul donc muy prévention bu ñuy def di utiliser garab bi ñuy woowee sulfadoxine pyrimétamine pour éviter vraiment que comment dirais-je jigéen ñi ñuy mën a transmettre donc doomu jàngoro bi seeni doom donc loolu muy un ensemble d'éléments de lutte yu ñuy utiliser Ziguinchor ci yeneen gox yi des fois da ngay dégg ñu naan la dañuy pulvériser dañuy pomper n'est-ce pas pomper kër yi ak quartier yi environnant donc mais ñun fii Ziguinchor feebar bi toll na fi nga xamante ne que loolu c'est pas applicable ñun fi mu ne li gën a applicable mooy surtout ñu utiliser sànke yi ensuite ñuy détecter cas yi nga xamante ne que jot na am très tôt ñu faj ko très tôt et puis des fois aussi ñu xool environnement bi di def lu ñu mën a woowee maanaam set setal mais pour xeex palu du n'importe quel set setal du ñëw bale dem da ngay xool fi nga xamante ne que ndox mi daf fay taa xool genre yi nga waxoon sànq rek si yooyu ñuy teg duñ ko dëpp wala récipients yi ainsi de suite ñu suul yooyu ñu régler affaire yooyu définitivement pour ndox mi bañ a am fu muy taa. nee nga ci année 2019 bi am ngeen 1900 cas de palu ci département bu Ziguinchor ndax ci 1900 cas yooyu am na ay cas yi nga xamante ne cas yu doy waar la jot nga. waaw ndaxte pour ren liñ ci jot a enregistré comme cas grave mu ngi toll ci 4 fukk ak juróom-ñett
yàlla aussi may nañu chance ni enregistré wuñu ku ci faatu ci biir centre de santé bi loolu tam c'est important, c'est très important loolu jar na wax ci biir centre de santé Ziguinchor nga xam ne moom mooy accueillir référence yii fii ñëw accueillir enregistré wuñu cas de décès liés au paludisme. Par contre, dans l'environnement, vous savez que des fois nit ñi dañ fiy ñëw directement ou bien dañuy dem soit ci hôpital régional wala hôpital de la Paix et loolu noonu toogaguñu pour def point bi pour mën a xam exactement fu mu toll. gis nañ tam ci atum 2019 bi def ngeen ay campagne maanaam di sëddale li nga xamante ne moom moo di sànke yi est-ce que loolu def na impact tamit ci xeex palu bi. Vraiment may ma d'abord me remercier nguuru Sénégal à travers programme national de lutte contre le palu nga xam ne ren ñoom ci seen bopp ñoo jël mbir mi piloté ko partenaires yi topp ci gannaaw muy campagne bi nga xamante ne que aussi réussir na ça c'est clair def nañ campagne bi ren avec moins de difficultés par rapport aux années précédentes avec suffisamment de ressources peut-être li ci xaw a peut doy waar tuuti mooy ne dañu doon joxe benn sànke pour ñaari nit des fois dafa doon poser ay préoccupations mais il faut qu'on comprenne aussi que les moyens ne peuvent pas suffire à chaque fois pour ñuy xool nu ñuy joxe donc que sànke yu bëri ci famille et donc loolu am na impact bu notoire ndaxte dafay yokku capacité wu non plutôt disponibilité wu moustiquaires yi ci biir kër yi mais xam nga loolu benn pàcc la ci li ñu soxla ci activité boobu ndaxte ñun au-delà de nit ki yor sànke ñun liñ ci bëgg luñ ci namm mooy nit ki di tëdd ci sànke bi guddi gu nekk bés bu nekk depuis le 1er janvier ba le 31 décembre muy moom ak njabootam loolu nag moo xaw a des te loolu yàlla tax na aussi partenaires yi ñu ñëw dimbale ñu signal ñu ay contrat ak 20 OCB yu nekk ci biir département Ziguinchor nga xam ne dañuy dugg ci gox-goxaan di dugg ci kër yi di vérifier ndax am na ay sànke ndax nit ñi ñu ngi tëdd ci sànke ainsi de suite donc pour ñu finalité bi daal foofu la nit ñi di tëdd ci sànke yi. mais ñu bëri dañuy faral di laajte ne palu wala tam sibiru ci nawet kese lañ ko mën a am ndax tamit palu mun nañ ko am ci été bi maanaam li nga xamante ne laalewul ak nawet bi. waaw en réalité soxna si ñun dañu nekk zone bi nga xam ne palu day am depuis janvier ba décembre. amul nawet amul noor. wax naa ko sànq si njëlbéen ne suñu environnement suñu climat ak suñu système d'assainissement bokk na ci conditions yu koy favoriser ak suñu comportement bi may nekk Ziguinchor daal ba léegi fàttaleku ma weer bu ñu toog amuñu palu naam dinañu am ay cas palu mais du bëre da ngay tourner autour de 6 ay 10 ay 12 ci population bi yëpp mais gis nga soxna si bu ñu xasee ba dem ba dugg ay octobre novembre décembre jamono jooju day gën a doy waar parce que tendance bi à partir de juillet lay commencé yéeg bu première pluie commencé nga dem 1 semaine 2 semaines 1 mois nga commencé gis cas yi di augmenter semaine par semaine mais durant toute l'année quand même dañuy am palu. gis nañu yenn saay campagne bi nga xamante ne yéen a ngi doon séddale ay sànke gis nañ ci yenn quartier yi tamit soxna yi dañ koy faral di utiliser di def ay jardinage ndax loolu tam du andi gàllankoor ci xeex sibiru. loolu ay constat yu ñu def la et li nga xamante ne que ñu ngi koy regretter la parce que ñii di bàyyi seeni soxla génnee ci li ñu yor ci koppar jox ko nguuru Sénégal ne ko dañ leen di dimbale ngeen mën a
am ay sànke yi ngeen di jox seeni citoyens ñu mën cee tëdd pour moytu palu ñun ñu jël ko di ko clôturer suñuy jardin détournement d'objectif bu clair la c'est pas destiné à ça et li ci doy waar mooy ñooñu noonu ko jël def ko ci ay tappaat boo duggee ci biir seen néeg doo fa fekk sànke et muy lu doy waar donc sànke yi pour aar doomu aadama la du pour aar ay jardin du pour aar ay je sais pas trop des fois ñu def ko sax ci ay enclos yu ndaw couvrir ay comment vous appelez ça gerte ainsi de suite donc yaakaar naa ne nañ delloo ci sunu xel tuuti ci gannaaw te xam ne sànke yooyu vraiment pour aar doomu aadama la te place am ci néeg yi la ci lal yi la paas yi ci jardin yi. ñu bëri tam dañuy waxtam ne gannaaw bu ñu joxee sànq itam da ciy baax yenn saa yi ñu def comme lu ñu daan defoon bu njëkk ba maanaam di dugg ci biir quartier yi di ko pomper mais depuis quelques années léegi gisatuñu daal li ñu mel lan moo ko waral. loolu question bu pertinente la maa ngi fàttaliku ba ñuy waajal campagne sànke yi posé woon nañ ma ko ci CDD bi. Sénégal dëgg pays bu organisé la ci wàllum xeexum sibiru tey Sénégal foo dem lim ko ci xeexum sibiru nit ñi dañ lay wax ne dëgg boobu maan avancé nañu alors approche yi dañ ko classifier c'est-à-dire chaque secteur ak liñ fay def comme intervention pour xeex sibiru pompe bi dafa am ay zone yi nga xam ne dañ ko fay def ak ay zone yi nga xamante ne que duñ ko fa def parce que feebar bi dem na ba toll fi nga xamante ne que waratuñu mën a yegg foofu les mesures actuelles yi nga xam ne mooy sànke yi et cetera traitement préventif bi ak détection précoce gestion des cas simples suffisent normalement pour ñu mën a maîtriser feebar bi donc aujourd'hui ñu ñëwaat di pomper kër yi ñëwaat di pulvériser et cetera booy fàttale ko bu baax ca ay jamono dafa doon poser problème yu bëri nit ñi duñ doon comprendre dafa doon créer ay problème d'acceptation et cetera donc yaakaar naa ne daal comme yàlla may nañu ñu am fuñ toll ci xeex bi vraiment nañ ci sant yàlla te concentré wu surtout ci sànke yi ma fàttali nag ni nit ñi tey bu ñuy laajte pompe du leneen dañ lay naan ay bruit bi dafa bëri da ngay toog di dëgg dañuy naan aussi oui matt yooyu dafa bëri ainsi de suite ma fàttali nag ne yoo buy joxe palu buy naaw li nga ciy dëgg du bëri bu lay matt aussi li nga ciy sentir tam du bëri. tey traitement bi ndax mën nañ ko faj ba mu wër pëng. traitement bi naka lay demee. macha allah traitement bi moom. dinañ ko faj ba mu wër peng loolu leer la. ci ginnaaw nga teel a ñëw tamit. bañ a xaar ba complication yi dikk nga door a yegg si. et même encore bu complication yi dikkee boo teelee yegg si tamit mën nañ ko gérer. tey stratégie de lutte bi maanaam tey yan matuwaay ngeen teg pour xeex wala tam ñu gën a wala ñu wàññi ko sax li nga xamante ne moo di palu ci pas Ziguinchor rek mais ci Sénégal. ay waay jumtukaay yu bëri nañu soxna si et ñu jéem rek ko résumer wax nañu ci mbirum sànke yi donc muy tey une priorité. jàpp naa ne tey bu dee dëgg nit ñi farlu nañ jublu nañ ci sànke yi dinañu réussir lutte bi donc bés bu nekk di ci at mi lëmm nit ñi ñuy tëdd ci sànke loolu buñ ko réussir dinañu yegg fuñ jëm. bu weesoo loolu aussi zone yi nga xamante ne que ñu ngi fay def ay pulvérisation mooy li nga wax sànq pompe yi aussi ñu continuer ko def saa yu ko waree de façon assez régulière. bu weesoo loolu am na zone yi nga xamante ne que xale yi nga xamante ne que dañu def juróomi at ba ci 14 ans des fois aussi dañ leen di organiser ay campagne pour prévenir doomu jàngoro bi mooy chimio
prévention bi prophylaxie bi bu weesoo loolu ñu jëm ci li nga xam ne mooy li doom yu ñuy jox jigéen yu wérul yi muy traitement préventif bi ñu insister aussi donc continuer di ko def garab yi doy ñu mun koo am régulièrement dans l'année bu weesoo loolu TDR yi continuer fi nekk ñu mun a détecter les cas précocement traiter leen de façon efficace précocement et incha allah dinañ yegg. Docteur daanaka yegg nañu ci presque fin émission bi tey boo doon joxe conseil tey ban message ngay lancer tey population bi. Vraiment moo waree joxe conseil rek ñaax doomu aadama yi. ñuy tëdd ci sànke guddi gu nekk ñu ñoom ak seeni nawle ci at mi lëmm bu ñu bàyyi benn période buñ demee nag ba yéeg ni seen yaram dafa tàng bu ñu xaar mu yàgg nañ daw dem këru docteur bi leen gën a jege ñu saytu leen bu ñu amee ñaari aspect yooyu noonu yaakaar naa ne dinañu réussir nit bi. tey lan ngay tàggatoo. xanaa di la remercier madame Mbaye remercier sa équipe technique ngeen mi fi nekk tey remercier aussi seen direction ndaxte gis nañu liggéey bu rafet bi ngeen di def ak seen collaboration ak secteur santé bi mais aussi émission yu instructif yi ngeen di def de façon globale vraiment ñun ñu ngi leen di ci remercier bu baax a baax et ñu ngi leen di suivre tamit ensuite remercier si ñëpp ñi nga xamante ne engagé wu nañ impliqué wu ci xeexum sibiru bi ak askan wi nga xamante ne nangu nañu aussi nit ñi di waxtaan ak ñoom mais aussi di dem ci këru docteur yi vraiment ci moo yooyu laay terminer di leen jaajëfal bu baax a baax te di leen jox rendez-vous prochain. Voilà docteur yow tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci sa disponibilité ci plateau bi di jaajëfal tamit téléspectateurs yi ak tamit auditeurs GMS yi nga xamante ne ñu ngi ñu doon bàyyee xel mu nekkoon seen émission santé pour tous tey nag ñu dalaloon docteur Jean-Jacques Malomar nekk médecin chef district sanitaire bu Ziguinchor waaye itam du ma jeexal te it remercier wu ma ñi nga xamante ne ñoo di équipe technique bu ma àndaloon Famara Goudiaby Mariétou Cissé ci caméra bi ak tam Djili Diédhiou yéen suñuy téléspectateur ak tamit auditeur GMS ma leen di jox rendez-vous beneen yoon ci seen beneen numéro santé pour tous jërë ngeen jëf